asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina yéen mbokki abonné Bataaxal TV ginnaaw déclaration président de la république jël ay mesures yu bees pour wàññi yenn mesures yi nga xamante ni jëloon nañ ko pour xeex mbas mi am na si ñoo xamante ni am nañu ay réaction par rapport ak mesures yi président de la république jël ñu si mel ni njiital jàngu bi wala xalifa général des Omariennes wala xalifa général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour waaye tamit ku ci mel ni Iran Ndaw wala kii di oustaz Alioune Sall tamit ñoom joxe nañ seen xalaat ci proposition bi président jël décision yu bees yi joxe nañ seen xalaat ci décision président de la république ñu ñëw ak yéen ak kii di Iran Ndaw bi président de la république jëlee décision wu tijjiwaat jàkka yi ak lieu yi nga xamante ni mooy lieu de culte bërëbu jaamukaayu yàlla yi moom wax na ni bi mu déggee président de la république jël décision yooyu daf see kontaan na ci lool ndax moom yàgg nañ koo gis depuis ba mbas mi duggee ba léegi même avant mu fiy dugg sax doon na plaider pour président jël ay mesures dem jëli njabootu sénégalais yi nekkoon fële ca Chine doon fa jànge bari na si ay jéego yu mu ci doon dox sax ba ci bi ñu tëjee jàkka yi ak jumaa yi am na convocation bu mu amoon ñu bari yaakaaroon ni loolu moo tax ñu convoqué ko waaye loolu taxul woon ñu convoqué ko leeral na li taxoon ñu convoqué ko moom nag kontaan gi mu kontaan ci président décision yi mu jël moom jàpp na ni loolu moo fi jël mbas mi bu ñëpp delloo si bërëbu jaamukaay yàlla yi àndandoo tàllal seen loxo ñaan suñu borom doo ànd boole xol yi mu doon benn waaye fële sa diwaanu Touba nag kii di xalifa général des Mourides moom tamit joxe na ndigal pour taalibe yi dellu si jàkka yi ak jumaa yi waaye kii di njiital Omarienne famille Omarienne di kii di xalifa général des Omariennes moom bi président defee déclaration yàggul dara mu jénn moom tamit def déclaration daal di wax ni mesures yi ñu président déclaré duñ ko mën a respecter à 100% kon nag joxewul ndigal pour ñu ubbi benn jàkka wala juma boo xamante ni jiite na ko ba ci xalifa général des Tidiane démb def na déclaration di wax ni bépp jàkka wala juma boo xamante ni jiite na ko joxewul ndigal pour ñu tijji ko ndax mesures yi ñu teg yaakaar na ni duñ ko mën a respecter kon nañu continuer di julli ak def li ñu war a def di ñaan ci seen biir kër ndax yàlla moo ngi fépp te dina nangu képp ku sellal rek te jaarale ko ci yoon dinañu nangu sa julli kon moom joxewul ndigal pour jàkka wala jumaa yi nga xamante ne jiite na leen pour ñu ubbi leen di daje di julli mbooloo joxegul ndigal loolu si noonu nag ci la kii di oustaz Alioune Sall moom tontu na ci proposition boobu moom bokk na si ñi doon xeex pour ñu ubbi jàkka yi ak jumaa yi moom bokk na si ñi jàppoon ni ubbi jàkka yi ak jumaa yi mooy tax mbas mi jóge fi nit ñi julli ñaan suñu borom mu jële fi mbas mi waaye ba si biñ ko invité fële quartier général gis nañu proposition yi mu fa doon jox mu ne muy woo président pour mu ubbi jàkka yi ak jumaa yi ndax su defee loolu nit ñi ñaan si suñu borom mën naa oyofal balaa bi egsi fi nii ginnaaw loolu nag bi xalifa général defee de Tidiane defee déclaration biñ ko ci laajee moom wax na ni décision bi xalifa général de Tidiane jël day wane ni rek am na lu mu gis loo xamante ni taalibe yi gis ko ndax kilifa bu jëlee yenn décision yi day wane ni am na danger bu mu gis ci kanamu taalibe yi yoo xamante ni taalibe yi gisu ko loolu moo waral mu jël décision yooyu moom wuutewul ci décision bi xalifa général des Tidiane jël même su fekkente ni avant président de la république di jël décision wu alléger mesures yi bokkoon na ci ñu doon ñaan pour président oyofal daani nit ñi delloo ci jàkka yi ak jumaa yi ñaan suñu borom moom loolu daal la wax ginnaaw déclaration président de la république décision bi xalifa général des Tidiane jël moom jàpp na ni bu normal la te tamit gis na ni kilifa bu jëlee loolu rek dafay wane ni am na danger bu mu gis boo xamante ni taalibe gisu ko moom oustaz Alioune Sall sax wax na ci déclaration bi Ousmane Sonko def muy wax ni lu normal la ku bokk ci opposition bi def déclaration
ginnaaw bi président de la république dafay déclaration ndax dañoo nekk pays démocratie kenn ku nekk am nga droit wax te tamit loolu kenn du leen ko bañal. kon daal kii di Oustaz Alioune Sall même su fekkente ni doon na xeex pour ñu ubbi jàkka yi ak jumaa yi d'accord na ci décision bi président jël ba tey lii déclaration bi président Ousmane Sonko def moom gis na ni dara nekku ci ndax ku bokk ci opposition la wuute mënul ñàkk ci dëkk boo xamante ni pays démocratique la loolu moom la Oustaz Alioune Sall déclaré biñ ko ci laajee. ba tey ci wàllum lieu de culte yooyu fële ca Dakar tamit grande mosquée bu Dakar wax nañu ni kenn du ko tijjee ndi pour l'instant dañ koy tëj ba léegi dañuy interdit julli en public bu fa am julli ci mbooloo du fa amagul pour l'instant dañ koy tëjandi ba yeneeni jamono. ki jiite jàngu bi tamit moom wax na ni joxeegul digal pour ñu ubbi benn église tant que jàngoro yaa ngi continuer di def ravage du joxeegul benn ndigal pour ñu ubbi benn église ci territoire sénégalais yi te église yoo xamante ni jiite na ko rek joxewul benn ndigal pour ñu tijji ko. loolu kon moo bawoo ci décision bi président de la république jël di wane ni doon na déglu bépp chef religieux bu nekk fii Sénégal ba tax mu oyofal yenn daan yi waaye bari na ci ñoo xamante ni seen xel dalagul ci mbas mi nekk ci biir réew mi ba tax na jëlaguñu décision wu tijji seen bërëb bu jaamukaay yàlla yi ku ci mel ni njiital jàngu bi wala waa famille omarienne wala grande mosquée bu Dakar wala xalifa général des Tidianes waaye nag ku ci mel ni Oustaz Iran Ndao moom d'accord na kontaan na lool ci décision bi président jël ndax jàpp na ni loolu day wane ni rek doon na ko déglu kon daal dafa mel ni ba tey décision bi président de la république jël wàññi yenn mesures yi nga xamante ni moom lañ doon xeexa mbas mi am na ba tey ñoo xamante ni ànduñu ci ak ñoom même bu fekkente ni majorité sénégalais yi ñu ci mel ni jaaykat yi ak jëndkat yi ñoom kontaan nañ ci lool ndax heure bi ñu leen yokkal heure wàcc bi ba ci tailleur yi nga xamante ni yóbbu nañ leen ñuy wàcc 19h ñoom kontaan nañu lool ci décision bi président de la république jël waaye ñi nga xamante ni ñoo nekk ay chef religieux ñoom pareeguñu pour jël responsabilité bàyyi ñi jiite ñuy dellu ci jàkka yi wala ci bërëb yi nga xamante ni mooy bërëbu jaamukaay yàlla yi waaye tamit ñi nga xamante ni ñooy parents d'élèves yi ñoom bari na ci ñoo xamante ni seen xel dalagul pour ñuy bàyyi seen njaboot ñu dellu ci école yi même su fekkente ni président de la république joxe na ndigal pour ñi nga élèves yi def classe d'examen ñu dellu ci école yi le 2 juin bi di ñëw bari na ci parents d'élèves yoo xamante ni comme yenn kilifa diine yi pareeguñu pour bàyyi seeni njaboot ñu dellu ci école yi ndax gis nañu ni mesures yi président de la république teg dalagul seen xel pour ñu bàyyi seeni njaboot ñuy exposé wu ci danger bi di mbas mi wër àdduna bi yëpp jërë ngeen jëf. loolu kon moo bawoo ci décision bi président de la république jël di wane ni doon na déglu bépp chef religieux bu nekk fii Sénégal ba tax mu oyofal yenn daan yi waaye bari na ci ñoo xamante ni seen xel dalagul ci mbas mi nekk ci biir réew mi ba tax na jëlaguñu décision wu tijji seen bërëb bu jaamukaay yàlla yi ku ci mel ni njiital jàngu bi wala waa famille omarienne wala grande mosquée bu Dakar wala xalifa général des Tidianes waaye nag ku ci mel ni Oustaz Iran Ndao moom d'accord na kontaan na lool ci décision bi président jël ndax jàpp na ni loolu day wane ni rek doon na ko déglu kon wàññi yenn mesures yi nga xamante ni moom lañ doon xeexa mbas mi am na ba tey ñoo xamante ni ànduñu ci ak ñoom même bu fekkente ni majorité sénégalais yi ñu ci mel ni jaaykat yi ak jëndkat yi ñoom kontaan nañ ci lool ndax heure bi ñu leen yokkal heure wàcc bi ba ci tailleur yi nga xamante ni yóbbu nañ leen ñuy wàcc 19h ñoom kontaan nañu lool ci décision bi président de la république jël waaye ñi nga xamante ni